doxalee ni mu bëgg a doxalee ak jabaram duñ ko bàyyi mu doxalee ni mu bëgg a doxalee ak jabaram dañ koy woo mais yow kii tax daf lu liggéey wala affaire yi non liggéeyu la moom nga choisir mooy sa love moom nga nopp. mooy sa. love moom nga nopp. kenn warul day baaral love. du yaay bu la war a imposer naka nga war a séeg sa jabar. te Sénégal bi ni nga ko waxee nii boo waxoon keneen mu wax love mënu ko sax daal love. te Sénégal. loolu violence yi foofu lay influence wax leen si loolu. waaw. pap yeeg yaay yi nañu bàyyi seen doom yu góor yi. ñu séy ak seen jabar ni ñu bëgg a séyee. sœur yi nañu bàyyi seen frère mu séy ak jabaram ni mu bëgg a séyee. mais loolu rek pression la boo xam ne si kaw ku góor ki xelam du dal parce que day dem ba ne fan laay choisir ma choisir sama pap wala ma choisir demal sama bopp wala ma choisir sama yaay boo ko waxee ñu ne non déggalul sa yaay déggalul sa pap lu fa am ñu ne la waxoon nañ la ko non yàlla moo ko waxoon mais ñooñu sa pap ak sa yaay waxuñu ko woon. sa papa ak sa yaay waxuñu loon si sëy noonu lay demee peut-être yow ni nga ko gérer ak yàlla peut-être noonu la demee donc nañu génn si sëyu nit ñi comme ça dina tamit xaw a wàññi violence yi parce que am na góor yoo xam ne lu seen papa ak seen yaay wax rek la ñuy doxal ak seen jabar te loolu du sëy. sëy yow yaa ko war a gérer en tant que homme. d'accord yàlla na yàlla may góoru Sénégal yëpp doole poche ñu mën a joxe dépense sinon du baax ay ca Mata. kontaan naa trop si intervention yi macha allah pertinent ngeen. mais tey bu ñu waxee violence conjugale bëgg naa ñu dénoncer lépp luy moo mooy MAUX bëgg naa ñu dénoncer dugg ba ci biir kër yi ubbi buntu nekk yi pour ñu waxtaanee ko la fa xew noonu ci biir li nga xamante ni ñu ngi koy nëppal am na déggaguma ñu duut baaraam certaines violences te am na ñu nga xamante ni ñu ngi koy dund ni pat mënuñu ko wax mënuñu def témoignage mënuñu ko sax nettali seen xarit wala seen yaay te ñu ngi ñu patt peut-être toog di ko seetaan di seetaan émission bi nit sax peut-être mën na ko seetaan jottali leen ko ñu ngi koy dund te jàpp na ni Sénégal am na xeetu violence yooyu. man suñu nee violence conjugale du ma koy tënk kese ci jigéen. violence conjugale defe naa góor yi léegi nañ ko fiy dundee sax moo ëpp. suñu dee xayma góor ñi nga xamante ni ñi ngi ñaxtu. wala ñu ngi kaas wala ñu ngi wax li leen metti bëri nañ trop par rapport ak tey jii boo doon xayma peut-être 20 ans ci ginnaaw ak léegi bu njëkk ba tu entendais plus parler de la violence peut-être conjugale faite aux femmes. jigéen ñi ñoo ëppoon li ñu doon subir. mais tey góor ñi ngi subir li nga xamante ni gàcce la ci ñoom sax ñu toog di ko waxtaanee seen ay nawle mais dama bëggoon ñu ñëw ci les types de violence d'abord. base bi defe naa kii wax na ko Sophie sànq tout le temps nee na moom base dafay demaat ci éducation man loolu laa gëm pour man problème yi ñuy dund ak yi ñuy jànkonteel yépp pour man émission bi ñu defoon muy éducation de base nekk na source bépp fléau bu ñu fi war a débattre ci yeneen émission yi parce que mooy base foofu la faay bi nekkee. alors quand on parle par exemple de violence conjugale dégguma léegi ngeen énumérer fi violence sexuelle. violence sexuelle bi góor ñi ñu ngi koy dund jigéen ñi ñu ngi koy dund bu ñu ñëwee ci wàllu jigéen ñi bëri na ay jigéen actuellement yu fi nekk yi nga xamante ni seen jëkkër yi ay viisu kese lañ. ñu noté ci benn parfois góor dina bëgg sëy ak soxnaam te peut-être toutes les conditions ne sont pas réunies pour ñu sëy. soit ku jigéen ki am na mettitu bopp migraine bu metti bi nga xamante ni dina la empêcher nga participer normalement ci acte sexuel bi. soit di nga feebar mu nekk leneen. ngant quoi. ngant bu mu mënti doon feebar pour man ngant la am na nag ñu jàpp ni peut-être méttitu bopp du feebar bu la ko war a mën a tere def. donc dañ lay forcer mën na nekk des règles mën na nekk rek coono fatigue kese nga xëy di dang-dangi suba ba ngoon nekk ci kër gi toppatoo xale yi wàcc yaa ngi ni tas ni lasar wax ak moom mu bañ mu violé la. ñu koy woowee viol conjugal dans le mariage et dañ koy bañ mais malheureusement lu am la lu jigéen ñi di dund la et pour man góor boo demee peut-être ba sa jabar am ngànt wala boppam metti wala dara yow sa bopp war nga ko mën a gérer parce que koo war a nekkal pour l'éternité defe naa benn jouru ngànt wala ñaari jouru ngànt normalement warul doon problème de ba violence war fa juddu pour man ñàkk respect boobu noonu ñàkk respect ak ñàkk nangu sa moroom moom mooy indi loolu violence bi parce que yow boo feebaree kenn du la ko defloo par force wala moom ku góor ki bu feebaree kenn du ko defloo par force bi
am na ay góor yi nga xamante ni ñi ngi jël seen ay jabar di leen defloo yu doy waar lu doy waar maanaam jël leen ak seen yeneen moroomu jigéen toog di leen seetaan wala toog di leen seetaan ñuy def naka su dul noonu ngeen baal ma ci kàddu gi bëgguma vulgaire c'est vrai ah bon loolu mi ngi fii am na ay góor yu pervers à ce point am na ñi nga xamante ni li fekkoon père doon doy heureusement d'ailleurs ba ñëwul doo doy égaleel am na ñi nga xamante ni li leen di neex wala li dab seen bànneex mooy seen ñu toog di seetaan seen jabar ñuy sekk ak keneen ku góor subhanallah non daf fi nekk am na ay jigéen yi nga xamante ni ñu ngi koy dund Sénégal bi même bu dee dañu malade mais ñu ngi fi ay ñeent lañu war a juróom mais ay yéen foo leen gisee lii ay leen lii émission bi du kaw teef du tës arrêté leen avoir du plaisir à regarder ta femme muy séq ak keneen di ko seetaan gaa yaa koy def de waaw loolu xuma gaa yaa koy def ne est-ce que affaire nit la laa wax mais affaire vice la vice moo tax ñu ni dafa am ñu nga xamante ni dañu vicieux ñu ngi fi léegi quelle est la part de responsabilité de cette dame là moom te du génn sëy boobu nangu rek nangu moom ci ñuy door di koy jëy nangu rek vas-y Mata ba delloo nangu bi vas-y ba nga pare waaw xeetu nangu la mais man nangu bi may wax dégg la laaj nooy jàppee kon femme boo ko yaadee cee ànd vas-y li Mata di wax dafa am de nooy jàppee femme bu doon sëy découvrir na jëkkër ji góor jigéen la ñu xam comment nooy jàppee femme boo xam ne dafa doon sëy chaque jour ak jëkkëram 100 ans ba last time mu découvrir na jëkkër ji góor jigéen la oh ça c'est un autre débat ça non du violence loolu du violence violence la ah ok violence la bi may tàmbali tout à l'heure cet exemple là j'ai dit am na ay góor yi nga xamante ni dañu am ay vices continue dafa am ay góor yi nga xamante ni dañu am ay vices di teg seen ay soxna li nga xamante ni dëppoowul ak l'islam ñi ngi ci biir sëy yi ñemewuñ ko wax nga tas mais attends ñi niy dóor fii ñi ñuy dóor yoo xam nga ni kenn du la ko teg yow kenn du ko teg Sophie mii kenn du ko teg Safia dañ mii ma la may toog pour ma sëyal la bu ma demee ba tollu foo may boole keneen toog di ñu seetaan ma tas mais attention mais non Mata ce que tu me dis là c'est quoi ça yow lañ ma may pour nga ma di ma jariñoo boo demee ba tollu foo may boole keneen di ma seetaan may jëflante ak moom mais je demande le divorce et je me casse toi tu demandes le divorce keneen ak keneen demande mais yow position bi nga nekk ba war a mën a bañ keneen dina nekk ci beneen position war ko mën a nangu moom la engagé am na ñi nga xamante ni ragal lay doon ragal waaw ba doo jël seen mais xale yi ñu fi violé duñ ko wax nag xale nga wax xale oui comme mag am na ñi nga xamante ni elles sont prisonnières du statut comme ñi nga wax sànq borom am yi du statut de leur mari dañ leen di yor am fu ñu leen di féetee am mënal leen ko ba pare téye leen par force ñu toog boobu dinaa si ñëw loolu violence économique la non au-delà de la complicité loolu complicité c'est de la complicité complicité violence amu fa parce que day neex benn partenaire bi neexaat beneen partenaire bi man je parle de ñi nga xamante ni dañu am vice di ko teg seen soxna yi et dans l'autre partie am na ay jigéen yi nga xamante ni ñi ngi sëy nekk ci bum di ci boolewaat leneen et di ko imposer seen jëkkër yi te mënuñu ci wax looloo ngi fi kan mënu ci wax waaw kan mënu ci wax seen jëkkër day fekk seen jëkkër am nu mel rek mais y a une phrase qui dit que tey xaalis boobu nooy neef oyof ba ñuy kii sa jabar nga toog fa ba ñuy naan sa jabar ba muy sëy ak keneen nga xam mu leer nga toog fa am na loolu kañ doo góor dégg naa ñuy wax mag nee na tey nga am jëkkër am leneen lu nekk lu tudd ci gannaaw jëkkër xaalis bu mu la jox nga indi ko togg ba sa jëkkër lekk si sa jëkkër bu la doon bett sax lu ci wax danaan pat j'ai pas compris dañ ko liggéey quoi jigéen am borom kër am leneen lu bokkul ak borom kër sekk ak moom ak lu mu mënti doon kooku yëkkati xaalis jox ko mu ñëw dépensoo ko ci xaalis boobu xaalis boobu bu lu ci jëkkër ji lekk laa la wax ci xaalis boobu bu ko doon gis mu koy def du ko bàyyi loolu mi ngi fi am na ñi nga xamante ne dañ koy imposer seen jëkkër yi ñu nekk fi bu leen ko bañ c'est des sujets yi nga xamante ne pour man c'est pas tabou parce que c'est le quotidien de tout le monde personne n'a dit que c'est tabou boo xamulee non Benoît apparemment il est proche il est comme ça waaw loolu sidee rek parce que am na fi je ne dis pas le am na ñi nga xamante ni ñooy accompagner seen jabar yi ñu dem wuti ji ko si seen ay far mi ngi fi c'est des mots yi nga xamante ni ay jigéen ñu ngi toog di ko confesseuse
na arrêté. kii de bu la bettee da lay corne. fii du tës. na arrêté ces faits divers yi fi bu la bettee da lay corne. non mais li muy wax. c'est dommage. am góor yoo xam ne dañ leen en fait c'est des mots c'est des mots yi nga xamante ni nit yi ñu ngi koy dund. malheureusement tout à l'heure ñu ngi wax li nga xamante ni. on parle de violence conjugale. on en parle violence conjugale la. violence conjugale quand tu as ton épouse si. nga koy obligé muy sekk ak ñeneen. violence sexuelle la c'est une violence conjugale. oui tey bu ñu duggee ci violence économique nga xañ sa jabar tey jii nii muy liggéey pour mu mën a am une indépendance financière nga bëgg jël dépense yëpp yow yaa war a décaisser pour mu am moom du am passe pour dem fu mu bëgg dem du mën a jëndal boppam lu mu bëgg a jënd boppam du mën a peut-être teral yaayam du mën a jàppale rakam du mën a jàppale mbokkam c'est une sorte de violence te violence boobu mi ngi tudd violence économique te bëri na fi. bëri na góor yi nga xamante ne dañuy empêcher seen jabar yi ñu liggéey nangu luñ ko dara bu ñu bëggee liggéey sax ñu ne ko xale yi wala ñu indil la ay wax yu saw yi nga xamante ne yow bàyyi liggéey bi toog ci kër gi moo la koy gënal ndax saa yoo demee guddee wàcc peut-être ak embouteillage yi yow wax ji ak coow la ngay xalaat ci kër ga yow toog muñ ko moo la koy gënal am na jigéen yi nga xamante ne ñi ngi liggéey macha allah elles sont à l'aise financièrement seen jëkkër seen doole soit amuñu doole wala soit ñu yambar comme ni Benoît waxee jóguñu pour wuti ji dara mais am na jigéen xam te ne duñ la ko muñal duñ la munal lenn loo def ci kër gi mënoo toog tëdd ba midi lijjantiwoo couche lijjantiwoo meew lijjantiwoo sa jàngu doom say professeur doom ak say maîtresse doom xamoo leen wala lijjantiwoo ko mënoo ko mais au delà de mën fay mën nga ko lijjanti say doom yaa un minimum mën nga sax xam fan la sa doom di jàngee ku tayal la wala oui je parle de la non implication voilà mooy écoute bi mooy yambar bi je parle de la non implication après nga bëgg am looy exiger ci kër gi sa jabar bu ko yaayam seetsee nga ni ko lu tax mu ñëw fi dafa bëri non fii dafa bëri bruit bëgguma bruit dama bëgg noppalu parce que am na ay góor yi nga xamante ni seen poche bu diisul dañuy nerveux dañuy naqadi nekkal. yaa ngi sosal góor ñi rek. li ma lay wax nii lu am la. kan mooy bañ sa yaay jabar ñëw sa kër ak moo bëri am na jigéen yi nga xamante ni du ñu recevoir kenn seen kër parce que seen jëkkër bëgg ko. c'est vrai. Benoît mais attends looy mel ni ku dëgg Sénégal amoon na ay cas yu ñu jotoon fii nii. c'est-à-dire y a des femmes yoo xam ne elles ont décidé. ñoom marié wu ak ñoo xam ne dañoo am xaalis. xaalis moo leen ko tax a def. mais kër ga duñ ko génn. ci bay kër gi lañ leen di tëj. loolu violence. prison d'or matin ba soir moo leen gën a. voilà parfois loolu xaalis bi lay jox noo koy jëriñoo. tu conseilles moo ko nangu kañ moo non mais doo ma nekk moo tax. xoolal fekkee moo ko nangu du moi violence. je ne parle pas dans le cas où ku jigéen ki daka nangu. on est là pour débattre des violences conjugales man je parle des cas où ñoom seen bopp seen jëkkër yi wala seen jabar yi dañ leen di contraindre te contrainte bi parfois du jóge kase si jëkkër bi. parfois sa jabar si boppam day nekk si kër gi ngeen di bokk location bi danaan la non sa mbokk dafa war a ñëw war a dal sa kër ñun la man hébergé wu ma mbokk kenn. hébergé wu ma mbokk kenn la lay wax lan nga ci man Sénégal gii Dakar gii sa mbokku jëkkër nga am sa benn mbokku jëkkër bu nekk village am bac war a ñëw dem cité am fu mu war a dal fi nga woo ko carrément ni que mënuma ko recevoir parce que kër gi dafa xat te fekk am na foo manqué le fi nga xamante ni sa jabar dina la duut baaraam ba yow doo ñeme indi kenn foofu parce que ku la mottalil sa dépense mottalil la say wax ak say kàddu noonu la kaa bi demee bu ñu paree ci loolu mu am violence psychologique bi da ngay gis par exemple ku am jabar takk ku nga xamante ni dafa am doomu jiitle nga bëgg Sophie fekk Sophie am na doom ñaari doom wala ñett wala sax benn nga bëgg ko takk ni ko carrément xale bi du ñëw sama kër Sophie ne la kon dugguma ci sëy bi du ko wax parce que bëgg na la on parle de violence bëgg doomam waaw mata nga day sa doom daf fi am après ñu ubbi antenne yi ngay énuméré nii d'accord war na mën a am Sénégal mais sama njort bu rafet j'ose espérer que bëriwu fi donc si ma xalaat xam nga lu tax nga jàpp ni bëriwu fi parce que c'est des cas qu'on ne dénonce pas non xam nga lu tax ma jàpp ne bëriwu d'être pointé du doigt non xam nga lu tax ma jàpp ne mënuma xam lépp dëgg la mais ça fait 8 ans may def émission thématique mais genre histoire yi ngay nettali awma fit ne amul wax dëgg fa yàlla mais pour man bëriwul sama xalaat pour man bëriwul peut-être réseaux sociaux yi mën nañ fa gis yenn histoire yi mais une personne qui jouit de toutes ses facultés mentales ñu lay teg yenn forme de violence yi nga koy nangu c'est
c'est à la limite c'est comme si nit ku feebar nga may wax parce que j'ai pas être là dire à la télé que ouais man góor la dama am sama jabar la voir avec une autre personne un autre homme moom mooy satisfaire man en tant qu'homme et la femme accepte tout en se disant que non dama nangu parce que sama fon dama ragal a dem wala genre c'est des choses yoo xam ne à la limite yëfu ku feebar la c'est des gens yoo xam ne dañ leen war a faj ça n'a rien à voir ak peut-être ki nga xam ne dañ koy violenter physiquement wala dañ koy violenter moralement wala yenn forme de violence yoo xam ne waxtaan mën na ko dindi en général ku góor ki day ngemboo glace bu ngemboo glace il peut pas. oui sëy boobu tas na benn. non mais am na ñoo xam ne dañ siy dugg. yàllaa ko wax. waaw mais am na ñoo xam ne dañ siy dugg. condition sine qua non pour un mariage. non góor bu ci amul sëy ba tas na. mais ça dépend yow ban lay boole keneen. waaw non kooku je ne moom. comprends pas. sëy bi xam nga kañ lay tas dimbali leen ma. sëy bi waxuma ne xam nga amul kañ lay dama ne tas ngeen dimbali. waaw ki ngeen boo glace yi bu dee jabaram mënu ko muñal. ayca ubbi nañ serveur bi mën ngeen woote. dañ ni motif de divorce la. waaw motif la. mais charia waxul ni sëy bi dafa tas. si. déedéet. mais attention Mata. déedéet. xam nga non tas de dafa am sax période. on s'écoute rek loolu on duñ ci s'écoute kii rek. prospère loolu bu ci werante. l'islam waxul mu tas de. waxul ni kii kat. waaw ñàkk a mën a mën bi kay mais ñu ne boole keneen. ñàkk mën-mën bi du tax ñu ne boole keneen vice la. j'ai parlé de vice. waaw non dama ne bu ngeen demee ba toll ci boobu vice sëy boobu tas na la preuve. non sëy dañuy wax sëyatoo ak moom. waaw d'accord keneen nay sëy ak moom. waaw kooku sëy boobu moom tas na moom. waaw mais dama ne am na ñoo xam ne mënuñu mais dañuy am jabar. oui mais taxul ñu ne dañ koy tas. te seen jabar mooyul. mais seen jabar mi ngi toog ak jëkkëram. mais xam na ne jëkkëram mënul. mais sëy boobu tasul de. c'est vrai. ok d'accord naa ci loolu. léegi ki am jabaram. bu ñu waxoon sànq jox la keneen kay laa wax man. ah non moom sëy amatu non non yaa koy mën a muñ amul problème. parce que njaaloo ngi fa. amul problème. c'est des actes contre nature qu'on doit dénoncer daf fi am Sénégal. Okay. Moi je ne parle pas de taux pour répondre à Safia je ne parle pas de taux pour dire que c'est à temps wala à temps mais ay nit ci boppam ñoo toog parce que lii gars yi du lu nga xamante ni nit dina jël téléphone am woote ci serveur man la diw damay dund nangam. gars yi ñu ngi koy joote ci suuf. Mata et pour man c'est-à-dire exemple bi sa jabar di sëy ci sa kanam sax. mën nañ ne par exemple on peut parler de taux. mais mu leer la ne amoo dépense sa jabar day génn. di ko lijjanti. di ko lijjanti di la koy indil. di la ko indil. te doo xamoo kan moo koy koy jëriñoo parfois nga xam sax dëgg ci sa tànk. mais mi ngi fi comme pas possible. comme pas possible. et xeetu rek jël sa jabar di ko jaay la rek. c'est-à-dire forme de effectivement violence exemple bi conjugale. ma fi jot a énuméré bi ma commencé ba tey yëpp Sénégal gi la xewee. fii la xewee te ñi ma lay wax ay nit yi nga xamante ni ñi ngi seetaan. ñi ngi siy gis seen bopp. te ñu nekk ay kilifa nag si dëkk bi teg si. ñi ngi koy dund fii Sénégal Safi. je ne peux pas estimer pour wax taux bi temps la. parce que mosuma ko fekkee teg si sama bët. wax la génn ci gémmiñ dugg sama nopp la. du lu nga xamante ni war naa peut-être mën a toog ni diw la. on est là on parle de violence. pour man xeetu violence yi nga xamante ne am na fi ñun dañu on est là pour yeete. on parle de violence conjugale. loolu mi ngi xew ci sëy yi di ko toj ñuy xëy